suñu grand la ñu bëgg ko lool fonk ko ku ne xam nga ni ñuy solo ci moom bu baax boobu muy solo ci nekk suñu grand suñu diggante moom pour ma assurer leen rek mooy instant bi la gën a neex sax parce que ku xam Boy Niang xam esprit Boy Niang xam ne man gentleman la te kii sama grand la dama doomu gor la au moins sekk te teraanga yu rafet di wax ni moo ko lan dëggee tam moo koy wax nga ko ñun ñëpp ay frère lañu yaay suñu grand fi ñu ñëpp sa yaay suñu royukaay la dëggee day na bokk combat bi bu ko neexee sax mu wax la loolu am na droit wax la loolu parce que daa wala déstabiliser lamb la bu ko neexee mu wax la loolu waaw ma xam ma yeggale après nga ñëw parce que boo teewee dafa mel ni nag teew na dama lay bàyyi nga dem waa ci ñëwul parce que ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi te moom suma frère la yow tamit suma frère la àdduna amul solo kii bu ma gisee dama jox ñaari loxo yow tamit bu ma gisee dama jox ñaari wax na ma père kon nag juum rek moo am quoi mais amul solo ñuy jégalu Sénégalais yëpp xam nga moo tax ma bàyyi sama lépp ñoo bokk ndey ñoom bilaay gaay waaw gars yi kontaan nañu baax comme ni nga ko gisee moom mooy suñu mag pour ñu wax leen dëgg rek lu ko neex daf ñuy neex lu ko métti daf ñuy métti parce que suñu mag la waaye lañ tamit suñu frère la adversaire lañ fekk ak moom weesuwul adversaire mais nag pour Sénégal yi comprendre am esprit sportivité xam ne nag am na droit wax ëmb lu ko neex parce que ñoo bokk contrat da ko war a tegal lu métti wala ko tegal lu yomb te loolu yoon la jaaru na comme bu ko kenn gaawal nag am na droit boobu ëmb tamit comprendre nante la waaw ñun ñëpp ñoo bokk ndey bu ñu paree ñoom ñaar ku ci daan da nga yëgal sa borom ñu ngi naan nag ëmb yóbbu ko top 5 incha allah jaajëf kontaan nañ ci loolu bu baax a baax la dëgër loolu mu def yoon la loolu bu ko kenn ñaqarlu yoon la day déstabiliser adversaire am loolu baax na loolu moom affaire fi toll ni aspect bu positif la juróogum parce que coow li bari na nit ñaa ngi naan lii ak lii mais bu amee bu amul combat am lay defar ñu ngi kontaan ci loolu bu baax a baax Boy Niang encore li ma doon wax léegi ñu ngi leen di féliciter yéen mbër yi nga xamante ne nii yéen lañ tollool génération parce que suñu ay papa ñoo fi nekkoon doon ay mbër suñu ay mag nekkoon fi doon ay mbër xëy na situation bi ñoom tombé wuñ ko woon waaye tamit gis nañ ci yéen benn xalaat gis nañ ci yéen benn esprit d'ouverture gis nañ ci yéen benn tolluwaay boo xamante ne nii gisuñu ko woon ci mbër te lii moo mën a tax ñu respecté mbër encore une fois ñu ngi leen di félicité bu baax a baax a baax a baax bu fi âge Bécaye Mbaye nekkoon lu ma wax te joxuma ko micro bi suma papa Malick Thiam dafa teew mënuma ci dara yoonu liggéey bi moo ko joxe il faut nga ñëw yëkkati ay kàddu ñëw Abdou Aziz dinaa ñëw ci Batara Fitness léegi incha allah yow fu ma la gis dama lay jox micro parce que Sen TV waaw kenn du wax lépp. asalaamaaleykum Modou merci ku dul joxe cër doo am cër ñu ngi lay ñaanal fi ñu nekk ñun man sa papa ñëpp nga dépassé ñu te yaa ngi ci yoon bi di ko ñaanal également nos jeunes confrères di rafetlu rek ndaje mi di ci félicité bu baax Boy Niang parce que initiative bu mel nii su amul woon làmb dina am lu ci manqué mais ni nga def loolu moom mooy sa warugar loolu moom moo war ëmb loolu moo war gaa yi toog fii yépp parce que ku nekk yaa ngi doon def sortie di wax ci situation làmb ak coronavirus bi fi mu toll mais déclaration individuelle réglé wul problème bi li koy réglé mooy ngeen ànd booloo taxaw parce que aujourd'hui l'heure est grave et la situation est dramatique autorités yi il faut ñu xam li xew te li xew pour ñu xam ko il faut ñu wax leen ko parce que xëy na ña leen war a wax duñ leen wax li xew mooy la situation de l'arène est grave l'heure est grave la situation est dramatique tey tamit réew mi kenn ëpp ci cër ñii dañu ci am cër bu mat sëkk am ci taxawaay bu mat sëkk am lu ñu tekki ci réew mi am lu ñuy jëf ci réew mi liggéey te li nekk seen ginnaaw bari lool kon tey bu ñu demee ba l'économie je ne parle pas de la lutte je parle de l'économie de la lutte parce que c'est une économie c'est une industrie la lutte bokkul ak yeneeni bagage parce que tey ñuy dund ci làmb kenn xamul ni mu toll c'est pourquoi je parle de l'économie de la lutte dafa dépassé mbër yi nekk ci géew bi di dóorante dépassé na leen
jaaykatu gerte bi jaaykatu crème bi jaaykatu boisson bi transporteur bi ki nga xam ne day defar ay t-shirt infographiste bi ñëpp jaaykatu essence ñëpp dañuy dund ci kaw làmb kon tey c'est toute une industrie qui est menacée et le drame est aussi loin que le dit Boy Niang li ñu wax xëy na sax daf ko xaw a raay tuuti parce que diplomatie lay dawal mais ñoo l'heure est grave la situation est dramatique mbir yi dee ci géej gi kenn xamul nu mu toll il faut qu'on dise la vérité aux autorités boo demee Mbour sport dañ koy cadré ci wàllu sport benn takkusaan la dañ ciy laale may yóbbante nag ñoo ko dina safee waaw di yóbbu ok gars yi merci jaajëf kontaan nañ ci moom bu baax a baax suñu papa Max Mbargane gars yi ñoo ñaan nga ñëw taxaw di yëkkati kàddu ci suñu turu papa yi fi teew yëpp bismillah. On ne peut pas imaginer la réaction de l'homme parce que nit ñi ay gor lañu mënuñu téye di tàllal ay loxo lii la ñu am muy seen métier li ñu am muy seen métier il faut ñu jox leen cër bu ñu leen war a jox parce que ñoom politiciens yi dañuy utiliser mbir mi bu ñu leen soxlaa dañuy utiliser popularité mbir mi pour defar seen affaire politiquement maintenant on pointe du doigt les politiques de ce pays pour qu'ils réagissent pour qu'ils donnent à la lutte la place qui est la sienne parce que la lutte n'est pas exportée la lutte n'est pas importée la lutte c'est notre lutte c'est notre sport national et je pense qu'aujourd'hui lii nga xam ne moom moo xew 10 mois sans activité c'est énorme c'est ban nit mooy toog 10 mois liggéeyoo ba pare am loo suturloo mais ñii dañoo gore mais ñu ngi bëgg a dee ku la ko wax ku la ko waxul ñu ngi bëgg a dee alors tey promoteurs yi ñoom aussi ñu ngi bëgg a dee parce que joxe sa avance nekk dans l'incertitude dafa metti jël avance nekk dans l'incertitude dafa metti ci mbër donc il faut que le problème soit réglé li koy réglé mooy lan mooy ñu jéem a xool naka la ñuy def ba compétir il n'y a pas autre solution bëre day am par la force ak doole mbaam mënul ñàkk quelle que soit la situation nit ñi dinañu bëre comment maintenant s'organiser pour faire la lutte c'est là la question mais il faut que les gens luttent c'est une question de survie c'est une question de survie et je pense qu'aujourd'hui li nga def dañ koy rafetlu merci pour ta présence je pense qu'aujourd'hui le seul combat seen combat yëpp dugal leen ko seen tiroir ngeen toog mais benn combat rek moo am tey c'est le combat de tous les lutteurs mooy que l'arène reprenne ses activités loolu rek moo fi am lamb bi dekkiwaat et je pense que amul tey benn mbir bu war a am soxla bu la gën a ñor que lii li ëmb teewe ténor yëpp noonu la ñu waroon teewe parce que c'est un combat de principe c'est un combat de survie c'est un combat bu nga xamante ni da ngeen ko war a mëne ñëpp a ngi liggéey maa ngi liggéey yéen a ngi liggéey boo demee transport en commun nit ñaa ngi ni buut ci oto yi boo demee marché yaa ngi fees dell foo dem nit ñaa nga fay dajaloo pourquoi du ñu bëre au nom de quoi du ñu bëre lan mooy loolu na ñuy liggéey ñuy toog loolu fu mu am et je pense que ça c'est un premier jalon man xam nga man du ma raayal man je parle man kenn yorul sama njël maay dundal sama njaboot li may wax dama koy wax lii jalon bu njëkk la mooy toog alerté mais bu alerté jeexee réaction amul beneen jalon dañ koy poser il faut que les gens comprennent que une lutte est graduelle la première étape c'est ça li ngeen def nii mais deuxième étape bi vous allez frapper fort il faut que les gens comprennent que nit tey doo leen toog yaacaaral seen teraanga ñu koy menacer et je pense que si ñun suñu gros bras yi bis bu ñu jógee wàcc ci dëkk bii ñu leen dinañu bëre par force ku ci nekk di nga xam ne war nañoo mën a bëre kon nag nañu bàyyi gars yi ñu dellu ci seeni activité jàppale promoteurs yi ñoom également ñu delluwaat ci seeni activité force Covid 19 am na ay promoteurs yi ci jot moo ñu jotoon organisé mais force Covid 19 est-ce que egg na ci mbëri ana lu ñu jox mbëri dara joxuñu leen ko te pourtant mbër dafa bokk ci société bi bokk ci liy dundal société bi di contribuer ci économie réew mi kon on doit vous donner la place qui est la vôtre vous êtes des ambassadeurs du Sénégal fu nekk dem ngeen fa teewal fa Sénégal tey jot na Sénégal delloo leen njukkal dans ce contexte là Covid bi am na fu mu gën a métti fuuf te pourtant l'Angleterre commence à jouer devant des spectateurs te pourtant dafay deewu fi
nga dem feneen la fay dee deewu fa te ñu ngay compétir ñu ngi def seen i mbir kon nañ ñu bàyyi ñu compétir Modou, voilà le cri de cœur que je voulais lancer et je lance vraiment un appel aussi aux doyens yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw xale yi tamit ñun ñëpp nañu mobiliser wu la main dans la main la force de frappe de la lutte xajul ci xeex coronavirus. jërëjëf lii mënul woon a ñaax xam nga ni li nga fi wax nii macha allah mbokk yi ba tey dañuy continuer ñu jox ñi nga xamante ne nii teew nañu ci bërëb bi ñu yëkkati ay kàddu xam naa ni Demba Ngom ak Demba Ngor Demba Fari ma jigéen ana Aziz kaay dugal Eumeu Sène Aziz ki may bëgg a jox kàddu gi mooy kan. ki may dugal bi gars yi waxee dana leen man coow yi du coow suma frère la sama adversaire la bu waxee day feret Eumeu Sène surtout Samba Xayam bi dégg nga kan surtout Cheikh Yirim Ndoumane bi bala ko du maanaam mbaa Yirim mooy sa xarit mi ci njop ku bëgg yeneen bi tàccu loolu ki ngay dugal boo ko gisee ay bëñam ngay njëkk si ci mbër ki may dugal Pikine bu ñu bëggee làmb moo xool ci Yaamu Sarr di ànd ak moom ba yàlla jël ko yóbbu ko àjjana mu taxaw na maa koy doon xale bi may dugal kii noonu ko bàyyi xel ci mbaax lu mu dolliwul mbaax du ko yàq waxal ba kenn laal la asalaamaaleykum maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam ginnaaw bi ñu sant yàlla di julli ci Yonent bi di gërëm suñuy waajur di ñaanal Sénégal yàlla fi jàmm yàgg di nuyu presse bi yëpp di nuyu tamit sama mbokku mbër yëpp su ma waxee Papa Sow wax Ba mu ñoon rek yaakaar naa ni waaw ñi si des it dañu ko ak cité maa ngi nuyu ñëpp ak ku nekk turam ak santam di nuyu tamit suñu papa yi parce que ñi fi nekk fii moom ñu bëri jaar naa seen loxo ci wàllu bëre jàngal leen ma bëre di nuyu ñëpp di rafetlu nag vraiment teewaay bi lu boo ñaa defal na ko Sénégal bi yëpp defal ko mbiru làmb yëpp ñu seen contentement bu baax a baax man daal li may wax daal mooy xale màgg na parce que ñaamul vraiment xalaat bu am macha allah ñu nuyu ñëpp nag waaw man nag kon wax mu ne ñu ko noonu moom xam naa li ñuy wax du bëri day gàtt rek mooy que mbir yi ñoo bokk ndey ñu bokk bàyyi mbir day wane ñi ñoo bokk ndey ñu bokk bàyyi li mooy jaay di wax ni boo bu jeexee rek jeex na waaw bu ñu dëgg day saf parce que fii am na ñu bëri ñoo xam ne dëgg nañ fi laale am na ñoo xam ne ni ñu waxee ni seen combat taxaw na te ñu fi toog ku ci mel ni Franc mi war a bëri Tyson 2 tey gisoo ñi toog ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi surtout Papa Sow combat gënu ko rëy waaw vraiment Papa Sow nekk suma xarit si nekk suma rakk vraiment ñëpp ñu toog bokk day bokk bàyyi mu nekk loo xam ne dañoo ne nii rek làmb sport la ba ñu sport yëpp man nag li mu bëggoon wax daanaka boo ñaa wax na ko Malick Thiam wax na ko waaw vraiment damay rafetlu seen wax li wax nii daal ñun mbir bu nekk dafa mbir ginnaawam dafa yaatu parce que ñu jàpp ni am na ñoo xam ne tey bu ñu feebaree ci mbir mi ñuy jëlee si ñoo leen jëlee seen problème yoo xam doo ko mun sax wax heure bu nekk la ñuy fëgg ñun dafa mel ni ñëw ni sama maire parce que façon recevoir bu nekk lay recevoir te amuñu droit di leen tàntu lépp lu ñu am rek dañ koy bokk ak ñoom mu bëri ak mu néew kon tamit aussi bu gars yi arrêté lii rek dafay métti rawatina tamit kon ni ko waxee mbiri ndawaan yi ñu ngi jaale tamit aussi ñu si génn àdduna yëpp parce que mbuur moom dégg naa am na écrit lëmm boo xam ne dañoo dugg ci gaal gi maa ngi leen di maaso di leen jaale di jaal tam képp ku ci sa doom wala sa frère ñàkk bakkan ci gaal gi lees di tamit vraiment ñu koy jaale bu baax di jaal ñëpp waa rakam tamit dafa gaañu di jaale tamit aussi Balla Gaye ñu koy jaale Balla Gaye numéro 1 li gaañu waaw ñu xam naa ne tamit aussi dafa ñàkk jot mu rek teewul di nuyu ñëpp ak magu papaam tamit di nuyu ñëpp ku nekk turam ak santam di wax ni daal ñàkk pexe la waaw di nuyu président bi di ko jaare tam aussi ci ministre des sports bi nga xam tam aussi moom la jiital mu yor sport bi yëpp ñu ngi leen di ñaan que ni tam aussi ñu xoolal ñu
ban solution moo mën a am pour ñu tàngal suñu yaram pour ñu mën a ñëw bëri ba nga tam aussi si la ñuy dimbali suñuy famille mais ci la ñuy dimbali tamit jàmbur yi waaw ci la ñuy dimbali tamit ñëpp parce que tey lépp lu ñu yor dañ koy bokk ak doomu aadama yëpp waaw fii Sénégal la waaw xam naa nag foofu laay mën a yem parce que wax na mënewu ko noonu di nuyu tamit aussi vraiment rôle vraiment sa teewaay fii rafet na trop waaw di wax ni tamit aussi histoire la comme ni ñu ko waxee man am naa compréhension bu baax que ni tey mere woon naa ko mais jàppale tuñu ko dara waaw ndax suma xeeñ la waaw parce que boo xoolee bu ma njëkkee suñu combat bu mu ko daanee soo la xool image yi maanaam su ma doon tànn xarit la dëgër laay tànn xarit boo la xool image yi ko gis parce que yar bu ma gisoon ci moom la ak tey bu ma gisoon ci moom nit nag doomu aadama bu nekk yàlla moo ñu sàkk si ñàkk mat soo deful erreur bu ndaw di nga def erreur bu mag suñu moto yi yàlla suñu borom duñ dëkk doomu aadama leneen la ñuy doon ñu ko nekk dina juum parce que yàlla moo ñu sàkk si ñàkk mat waaw kon tamit xam naa dafa accident la am nga dafa juum mais amul problème sport la mais tamit lépp lu mënti am rek nañ ko yemale ci cadre sport waaw wax ci li ñuy wax ne seytaane waxu dëgg yàq na xel waaw li ñu ndaw bu ko toog sax